mbokk téléspectateur Africa 7 yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax yeneen fi nga xamante ne moom mooy Colobane saalu Grand Max Body Max ñu fas yéene waxtaan ak moom lu yaatu ci li nga xamante ne moom mooy musculation ndax émission yu weesu ñamaloon nañ leen un petit peu ci li nga xamante ne moom lay proposé di ko won mbokk téléspectateurs yi mais won ko mbokk sportif yi looloo tax ñu seet si ko pour gën a yaatal li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi mais spécial émission la ñuy tourné grand xamante ne moom mooy Max alors Gallas maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Omar nuyu képp kuy bëggee doole xel képp ku koy safoo di leen wax encore une fois ñu ngi fii si Colobane fas yéene joŋanteex yéen si ay spécial leçon du jour yoo xamante ne nii bépp sportif muy musculation muy footballeur muy bépp sportif rek di nga si gis sa njëriñ fii lay xewee si Africa 7 ak doole xel Cheikh Omar. alors ñu dugg ci biir daal di gis ki nga xamante ne moom mooy Max. let's go ñu dem ñëwaat. alors grand Max waa émission doole ak xel ñoo la seet. dëgg la ñu ngi leen di dalal fas yéene liggéey bu am solo ci émission bi tey wane ko fi incha allah. alors grand Max nga nekk fi nga xamante ne moom mooy Colobane xam nañ ne musculation yombul yow nga am fitu des fi nga xamante ne moom mooy Sénégal di entraîner ay champion yu mag lan moo waral nga yem fi nga xamante ne moom mooy Sénégal déjà. waaw ma nuyoo tuuti rek nuyu waa Colobane bi yëpp du nuyu Sénégal bi yëpp du nuyu borom saal yëpp parce que émission bi tamit ñu ngi koy def ak ñoom donc du ci dugg nànk pour dalal ñëpp donc lu tax ma yem fii. dafa musculation bi man dañ ma ko jàngal bi may xale ba léegi comme lu mel ni góor gi Habib Gueye yàgg naa ko cité pas Serigne Thiam ak sama doyen yi may liggéeyal grand rôle ak grand Kra bu fekkee tuuti xam-xam bu ñu ko amee rek dem tubaab bi jël ñu seen saal yi bu yàggee musculation bi du ñu mës a toll fi niveau yi tubaab yi toll donc man looloo tax ma ñëw toog bëgg liggéey ba nga xamante ni xam nañ ni niveau baa ngi fi lépp a ngi fi Sénégal looloo tax ma préféré toog fii jóg. waaw loolu daal moo taxoon ma toog fii. alors bëgg naa nga won ma tuuti ci li nga xamante ne moom mooy xam-xam gi la yàlla dénk nga xamante ne say aîné moom lañ la dénk nga won ma ko parce que man li ma gën a neex ci sa liggéey mooy muscle ngay travailler. waaw muscle xam nga musculation dafa bëri ay version am na ay step am na ay musculation bu pure am na musculation yoo xamante ni peut-être kii liggéey la pour jàpp tuuti forme donc man li ma préféré mooy. man musculation bu pure lay def bu pure bi comme tey émission bi li ñu war a wane tey fii Sénégal bi ñu xam ko maanaam niveau bi tey dinañ ko laal tuuti génne ko ci problème mu squat problème mu squat lombaire développé couché épaule pour wane ni Sénégal liggéey baa ngi fi muscle bi mën ko fi génne donc loolu amuñu luñ ci tiit te nañ ko wane ci émission bi ñëpp teg ci bët incha allah waaw. alors nan nga gisee pour dernière question balaa ñoo song li nga xamante ne moom mooy kii bi nan nga gisee sportif yi nga xamante ne dañ fiy jógee dem États-Unis France Belgique di fa entraîner te saal yi nekk fi ñu mel ni yéen nekk fi. waaw xam nga des fois loolu mun naa am incident yi lu ci bëri nag mun naa ko jàppee incident la parce que bu fekkee da ngay nekk mbër fii di entraîner moniteur bi lay entraîner waxuma benn moniteur xamul dara mais moniteur bi bu amul yenn niveau yi. nga am chance dem Europe benn yoon boo ñëwee da ngay weddi Sénégal kooku moom c'est normal mais bu fekkee da nga teel a am chance dal ci moniteur yu liggéey comme man chance bi ma am di question dama mën wala dem mais mun naa ne chance la tey bu ma jëlee supposé comme Rocky Balboa donc Rocky Balboa ñu bëri da ngay dégg même préparation combat yi muy jote am du sénégalais fee la nekk bu daanee day yóbbu roi bi fii. te je pense que ni loolu di question bi mooy bu moniteur yi athlètes yi bu ñu defee comme Rocky Balboa Sénégal léegi mu am parce que Rocky mi ngi en Suisse su amee combat spécial yu am solo daf may fay ma dem entraîner ko fii lay jógee dem entraîner ko en Suisse wala may liggéey ak moom ci net bi sinon bu ñëwee fii Sénégal fii lay entraîner ci salle bi te bu dee côté niveau j'espère que moom am na niveau bi nga xamante ni. am na ko ci musculation ñëpp xam nañ ko donc kon mbër yi bu fekkoon mbër yi mag yi am nañ idée boobu di jël moniteurs yi fii au moins di leen yóbbu wala ñu leen di fay buñ ko defee d'ici 2 ans saa li pay changé parce que xam-xam dina ñëw moyen dina ñëw mais bu fekkee liggéey bi da ngay am combat bu spécial nga dem fay tubaab yi ñu entraîné la fii ngay nekk di démerder ba ñëpp dégg la boo commencé am tuuti tour nga dem fay tubaab yi ñu lay entraîné
donc ñoom war nañ xoolaat seen bopp ci moniteurs yi bu baax a baax a baax mbër yi xoolaat seen bopp bu baax a baax man dama yaakaar ni sama xam-xam bu baax bu gàtt su fekkee da nga bëgg a indi niveau wala nga bëgg a entraîner seeti leneen da nga koy def avant le combat boo amee combat nga toog fi sa réew fay moniteurs yi bàyyi fi xaalis bi bu boobaa saal yi dinañ gën a am niveau ko fi ñu toll nii waaw j'espère que ni loolu moom bu amee rek lu bari dina ci changer incha allah. Grand Bass tey yan la may yan la ñuy won ko mbokku sportif yi. waaw li may wane ci lu ndaw mooy li ma la wax rek mooy nan xam ni niveau ngi fi te dinaa def tous bu ndaw ak Omar waaw dinaa def tous bu ndaw pour Omar ñu xam ni musculation bi tey que fii émission bi ngay ñëw def ci fii tey da nga fi fekki ku ma yar ci musculation wax naa la ko au début muy grand rôle lu ma wax fii tey mun na wax lu ko ëpp ci musculation parce que moo ma yar bu may xale ba léegi karaam yi ngay gis ñoo ma yar donc man ka tey chance bi ma am mag yi fi nekk yëpp maa ngi liggéey ak ñoom ba léegi bi may xale ba léegi kon ñoom dénk nañ ma loo xamante ni tey muy Père Serigne Thiam muy Habib Gueye muy grand Rone muy Kara am nañ confiance ci man confiance boobu ñu am ci man nag dinaa ko jël yóbbu ko au niveau ba nga xamante ni Sénégal dinañ dem ba benn moment boo xamante ni benn mbër dootu fi génn di dem entraîne fii ngay toog ñu entraîne nga bàyyi fi xaalis bi Sénégal jëm kanam man daal loolu laa gëm. première leçon bi tey dañuy wane squat nan lañ koy defee ak ci ban niveau ngay liggéeyee ba egg ci squat bi nga xamante ni di nga mën a am lu bari sa tànk te du jël graisse ak benn touche bi sew ñi amee genou nga xam ne seen genou yi day metti booy squat am na beneen travail leg boo xam ne ñoom ñaar ngay boole fekk yaa ngi squat di wàcc si genou yi day am doole ba nga xamante ni doo am problème bu waaw ok gis nga squat bi day maîtriser poids bi wàcce moom ndànk on y va doucement voilà très bien fait gis nga ko une day maîtriser poids bi doo am blessure ak 100 kilos deux yi squat bi benn la 4 5 rek c'est bon super c'est bon mi ngi renforcer genou bi nii une super lentement nag 2 boo bëggee muscle bi chargé lentement 3 waaw lu tax ma boole ko damay gis chaque fois booy dañuy am problème genou te dañuy bëgg squat bi mu ëpp fessier bi day génn ak hanche yi mais leg bi du génn maanaam fii kii leg bi fii parce que kii dafa war a ànd ak tànk yi maase mais moo tax des fois nga gis koo xam ni tànk yi day ngandee kaw di fii du am doole donc suñu mixé entraînement bi boole ko nii tànk bi day am sens gën a développé di mu gën a gaawee te day am format waaw day am format looloo tax tey ñu boole ko nii léegi da ngay xool poids bi dañ ko yokk mu gën a diis bu gënee diis dinañ la wan niveau bi nan lañ koy liggéey ba egg ci yenn niveau yi du lu nekk rek nga koy defee nu la neexee donc fii man damay faral di liggéey sama liggéey ba nga xamante ni damay créer loo xamante ni boo duggee saal di nga ko def donc ñu wanaat leen beneen série squat très bien fait da ngay xool ni muy wàccee ak ni muy jógee acca di joon yi baax go une très bien fait jëlal ma charge bi gis nga ni muy wàccee gis nga ko deux très bien fait DJ gis nga ko le plus important mooy lii trois bu ma amee cinq rek baax na acca quatre ma amee benn rek c'est bon très bien fait super boy super ok voilà demal nga laaj leg bi encore ok on dégage on descend doucement super une donc boo xoolee ni muy wàccee ci lay tànk bi jëlee charge le maximum gis nga ko lii mooy explosif bi moment bu muy dem tak charge baa ngi nii lii mooy jël charge
buy jóg loolu mooy explosif bi c'est-à-dire bu ma demee war a jàpp dara tak mu wàcce ko doucement doucement ok may ko mu jël charge bi on y va ah très bien fait super waaw ñi ngi ci arrêt bus bi waaw sant baax na donc ñi ngi ci tànki ginnaaw bopp ni ma la ko mën a expliquer nu mu gën a gàttee ak 4 on y va explosif tak nga wàcc nank 1 voilà 3 boo xoolee bi ngi sànni arrêt bus bi poids bi baax ko ci nii rek gis nga ko tak ci doy jël sàpp normal 4 gis nga ko muy wàcc nank 5 gis nga ko on y va 6 7 ah 8 on bloque 4 aha lii moo ci am solo chaque fois booy def mouvement gis nga 4 dañu yëngatu d'accord ok bii c'est bon super ko wàcc on y va 2 donc boo xoolee 3 elle ñëwal fii aha on dégage 4 6 boo xoolee déplacement mbër bi ko yor donc moo tax muscle bi dafa am solo bu ñu koy sànq 4 on y va très bien fait lii dafa am solo ko ñu def travail moo lay am doole déplacement bi ko yor dafa def squat def leg arrière cuisse ñëw def mollet donc lii waaw lii boo gisee ñu wane ko tey pour wane ni même boo xoolee ni muy squatter yow xam nga ni mun naa yéeg lu gën a ëpp lii donc damay yamale fii entraînement bi rek parce que ay mbër leen dama leen war a yóbbu su sori bu ñu ñëw wane entraînement bi yëpp tous bu ndaw lañ doon def donc tey waaw lu jaar yoon ba nga xam ni niveau bi dépassé na fii boo xoolee ni mu maîtriser squat bi lépp dañ ko maîtriser donc léegi boo xoolee squat bi presque ñu ngi si 200 kilos léegi beneen séance bi ñu jëm mooy dos waaw boo gisee mu mun ci teg dorsaux bi parce que instant bi squat bi bu mu commencé dis dos bi day ubbeeku déclenché na ko léegi moom lay def charge bi loolu mooy base u squat bi pour nga mun ko au niveau foog nga am ay lombaires yu am doole dafa am solo. caat dina leen man lombaire bi c'est-à-dire base bi mooy lii mënoo di squat ay 200 kilos 300 kilos te amoo lombaire yi am doole donc ñu ngi leen di wan lombaire dorsaux bi naka lañ koy joobee. jox jàpp bi dina liggéey li mu bëgg te lii ay travail intense la parce que waa ak di jaw ni ba très bien fait 1 2 très bien fait 3 super amul benn risque super 5 très bien fait bu mu yéegee ba presque 200 kilos foofu dorsaux bi ubbeeku na nag day nangu ba nga xam ni mën naa li ma leen wax muscle bi tàng na ubbeeku na léegi nag ci paree foofu moo tax mu lombaire chargé dos bi encore chargé lombaire bi léegi instant bi day chargé waat dos bi ak travail intense beneen différent ñu wan la ko ñu tëjee fa dos bi denc li ci des du ñu wane lépp ci body max. natt baar bi da ci am solo parce que li ngay jàpp loxo yi warul ëppante ci ëppante mun na la gaañ même booy squat da nga war a taxaw ba tànk yi réglé ba nga xam ne lépp jaar na yoon nga door a wàcc di jóg tànk yi bu ëppantee da ngay gaañ mun na la gaañ boo wàccee
donc moo tax ñoom lépp dañ koy natt bu mu baax ñu door a dem lépp ci Body Max lay xewee Thiat jëlal ma 100 kilos bi ok 1 2 3 4 5 6 7 super 8 super 9 super 10 très bien fait c'est bon. On y va. Hop! 1, ok DJ. 2, très bien fait. 3, très bien fait. 4, très bien fait. 5, très bien fait. Super boy. Développé nañ tànk yi wan leen ñetti version tànk wàcc ci dorsaux bi liggéey dorsaux bi léegi li may gars yi tuuti mooy tuuti arraché benn wala ñaar parce que lu tax DJ ak Thiat wala arraché di li ñu liggéey déclenché na dorsaux bi déclenché na tànk bi lépp mat na pour nga mën a soulever lu 10 arraché ko kon donc tey ma war leen arraché lan mooy arraché ci Body Max. Voilà, super. Très bien fait, tegal. Waaw. Dama ne yéen mbër yi lay waxal liggéey yombul dem Argentine toog Colobane moo fi bokk yam foo dem liggéeyal ak xam-xam am niveau musculation du fort moo tax ma génn fii tey des na ñu war leen leneen lu sew ak Cheikh Oumar 5 rek ok on y va 1 ngeen muy wàccee poids bi 2 aha 3 moo lay jox doole maîtriser poids bi 4 di nga tegal ma poids bi 100 kilos bi nga am ci ñaar tegal c'est bon suuf leen monté leen 100 kilos bi nga am ci 2 on y va. Hop! 1, très bien fait boy, très bien fait. Hop! 2, super boy, super. Wax la gars yi. Léegi pare naa ci dos, pare naa ci tànk yi lombaire, épaule d'avant. Léegi tuuti développé couché moo des balaa ñuy tëj émission bi. Comme ni ma ko doon waxee rek bu ñu wanee tuuti rek gars yi xam ne xam-xam a ngi fi niveau baa ngi fi lépp a ngi fi. Donc ñu ngi ñëw ci couché bi wan leen ni nan la ñuy couché pour développer nank ci Body Max. Pousse super c'est bon maa ngi nii foofu la mbër ak bër ñu def li waaw cere fonde ndambe ak suppu meer bi gàlle jërë tax ama neex yow laa waxee ñoo ñu bëre sa affaire yobaate yi ngay def amu fi ñoo ñu bëre moom ama neex bu laa may mun may gërëm papa yaa ak Mbaye Ndiaye am di yooyu amu fi de waaw da nga ñëw fi ñu bëre ak ñoom Moussa Ndo ñoom Modou Anta waxuñu yooyu yow ama neex mbër yi nga daan yëpp ñaari mbéy kese ñoo instant ñoo fi nekk ay xale lañ mooy boo ñaak Lac Rose ñi nga daan ñëpp ay paa lañ boo ñëwee si man naa defal affaire du ma la may dara ay nothing. fu ñuy bëgg a tëjee tuuti entraînement yi ñëwati ci développé couché bi parce que boo xoolee Sénégal ñëpp développé couché lañ bëgg ñëpp nag tout le monde mais boo bëggee développé couché di développé boo bëggee am dara ni ñu koy defee mooy nii boo gisee Thiat dina jël poids bi maîtriser poids bi pousse ko nànk yaram bi mën a jël doole bi duy toog lu mu gën a gaaw doole ji du yàgg sa yaram sooy toog day wàcc kon ñu wan leen nan la ñuy développé couché ci salle Body Max. Acca on y va.
wàccee poids bi gis nga ni mu koy wàccee dégage hop 1 on dégage 2 gis nga ko ah on dégage 3 c'est bon dama lay yokk tuuti nga dem moo tax c'est bon boo xoolee caat mi ngi jël 100 kilos di ko développé couché mais développé couché bi dafa métti parce que da ngay jël muscle bi day am 100% te doo jël graisse boo gisee day jël poids bi wàcce ko ndànk su jógee mu dégagé ko bu wàcc mu wàcce ko ndànk buy jóg mu dégagé ko kii bu fekkee moom ngay développé couché sa masse dina toog te sa yaram bi du jël graisse amul wàññi graisse amul dafa ëpp fur et à mesure ngay dem da ngay nekk athlète bu am solo ci entraînement bi te lu am solo moom laa leen wan nii. alors mbokk téléspectateurs yi Grand Max expliqué nañu ki nga xamante ne bokk na si ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko jàppale bi muy door Grand Max kii mooy kan. kii mooy Maître Ron waaw ñii ñoo ma jàngal musculation bi may xale ba léegi que tey waru moon def émission sax du wax mu ne fi mais niñ ma yaree la dañoo dugal lépp ci sama yaram ci sama xam-xam bàyyi maag liggéey bi nekk sama ginnaaw kon tekk moom bu nekkee fii ci salle bi damay mel ni ko xabtalu parce que ki lay jàngal ba ngay xale ba léegi yàlla dimbali leen ngeen ñëw ba nekk même salle di liggéey nga xam ne liggéey rek mu am solo Maître Ron waaw Maître Ron maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay juróom. alors ñu seet si ki nga xamante ne moom mooy Max moo expliqué ñu ni jàpp ngeen bu baax a baax li tax moom tey mu nekk moniteur bu qualifié. waaw c'est-à-dire boo gisee mu wax loolu parce que il a mérité parce que mën naa jàpp ni ñun kenn ku nekk boo amee fa xam boo xam ne dafay toll da ngay jël léegi ngay jox ko ki si des ñun Serigne Thiam moo ñu fermé Serigne Thiam Colobane kuy def musculation Sénégal fii ba mu daj kuy def musculation Sénégal ba mu daj xam nga kuy Serigne Thiam. Moi, j'ai été formé par Serigne Thiam. Max a été formé par nous, ainsi que d'autres. Mais li am solo mooy musculation baax na ci kaw nga xam ni nga koy defee parce que de nos jours léegi ku jóg ne moniteur la te la majeure partie ñooñu ñëpp ñu ci bari am na question yoo xam boo leen ko posé ci wàllu musculation du ñu répondre parce que xamuñu lan mooy anatomie ñaareel bi aussi ñu ci bari dañuy consulter ci internet yi di ci jël ay programme di ko exercer loolu nit ñi ñuy travailler. alors que nekkul foofu moniteur da ngay bëgg musculation dama ba pare di exercer wu après am expérience ak ñi nga xam ne encadrement bu baax ci moniteur professionnel ñu jàngal nga xam luy moniteur musculation. sama wax mën na ci bañ a sori parce que li am solo le fait que yaa ngi ñëw tey brusquement ñëw fekk ma fi accidentellement. ce qui veut dire que chaque semaine dañuy def consultation ci wàllu programme de musculation bi muy joxe bi muy exercer wu même su ma neewul si fii sax dinaa xam ne leer na mooy li muy def dina ko teg ci yoon. donc gis nga programme bi mu la définir avec le jeune Thiat là avec son ami ça veut dire que boo ko xamul doo ko mën a jàngal nit ki. man li ma gën a impressionné aussi bokk nga ci parce que koo xamante ne moo encadré Max nekkul xale tey nekkul xale car macha allah yàlla xeeb dolli mais lan mooy sa secret tey ba say morom amaana tey dañuy téye bant yow tey ku la xool xam ne yow ay muscle nga travaillé ba léegi doo xale mais ay muscle da nga yor ay muscle ba léegi. dëgg la parce que mën naa ne léegi du dara liggéey bu baax te tegu ci yoon rek moi j'ai plus de 50 ans j'ai une fille qui est déjà mariée te elle a 25 ans ça veut dire que sama entraînement moo tegu ci yoon donc su toppee moom ni mu ko ne ni may toppee nii mën na dem ba 70 ans le problème en est que xam nga li am importance ci wàllu musculation mooy dañu ne booy def musculation bu xam ne dafa jaar ci yoon soo amee 30 ans exercice bi ngay travailler moo la jox 20 ans c'est-à-dire tu as toujours 10 ans de moins parce que booy entraîner musculation organisme bi dafay fabriquer yeneen cellules yu bees yuy remplacer cellules yu màgget yi le corps a tendance à rajeunir mais moo tax il faut mu tegu ci yoon comme moom ni mu koy travailler nii waaw xam naa ni mu koy teg ci yoon moo tax boole ma ci wax leneen li ci am solo mooy il faut pas ñu yaakaar ni musculation européens yi ñoo ko mën déedéet la question n'est pas là la question mooy que ni c'est le fait d'avoir un bon moniteur boo xam mooy exercer wu di la entraîner pendant un laps de temps nga xam da ngay ñëw il te fait un programme bien défini ngay travailler nga xam ni kii mu teg ci yoon toi bi ëpp lañ ñu ëpp moins mais ëpp ñu xam-xam ci wàllu musculation ëpp ñu ko te bu ñu wejjëm bu ñu taxawoon ñu xam ne ñoom ëpp ñu xam-xam peut-être moyen bee fi taxaw rek moo tax damay wax toujours je fais appel à tous les lutteurs du Sénégal que ñu xam ni Sénégal am na fi ay moniteurs professionnels yu fi nekk yoo xam yàlla may na leen xam-xam ci wàllu musculation ci dans tous les domaines nag ci ki war a entraîner war a enlever la graisse ak ki war a entraîner pour renforcer sa capacité musculaire
en tout cas tey ñun kontaan nañu bu baax a baax ndax gis nañ ni tey xam-xam bu pur la ñu won tey won ko mbokku sportif yi ñu lay gërëmaat bu baax a baax yow tamit ndax jàpp nga ci bu baax a baax a baax ndax tey boo amee sañ-sañ taxaw di wax ci télé bi ba pare wane ay action yu garaaw ba pare yow nga teew confirmer ne li muy def noonu la kon yéen a am mérite ñu ngi lay gërëmaat bu baax a baax. Le plaisir est pour moi. Ainsi que vous tous hein. Atia merci beaucoup. alors grand Max ñu ngi taxawaat kenn ci ki nga xamante ne say grand la kii mooy kan. kii mooy Kra ñëpp xam nañ ko ci musculation te dinaa la fi wax fii nit ñi benn histoire bu ndaw bi ma gënee nekk xale dama daan ñëw UFAN di entraîner temps yooyu ñoom ñoo fa nekkoon nag mais su ma ñëwee nii rek dama leen sonal nag bu may laa rek daf may dàq i dama taxaw fële ma dem taxaw xaar leen pendant 2 heures de temps ba ñu paree entraînement mu ñëw raaxaatu seen tànk laa màggee que tey lu ma xam ci musculation xam na lu ko ëpp soo xalee yaramam bii ni mu mel jëlul graisse ak âge mu yor dund gu sell moo koy def ak xam li ngay def kon man tey damay kontaan mu sànni ci kàddu xam ni man ñii laa gëm tubaab formé wu ma ñii ñoo ma formé grand bango. alors sama papa laa koy wax siyaar naa la ma bàyyi la nga présenté wu mbokku téléspectateurs yi. oui man Kra Diouf laa tudd quoi mais daf dina comme li mu wax léegi Maguette bon li mu wax yëpp réalité la mais ñun. Disons yaruñu ko mais idolam lañu quoi ni ma la mën a waxee parce que bon depuis que comme ni mu ko waxee noonu la demee mais nag am na loo xamante ne nit ki bu fekkee ne tu n'es pas de par exemple xamuloo anatomique ce que c'est que l'anatomie mënuloo travailler corps nit mais nag dafa mel ni moom yàlla daf ko ci may de plus bien que d'accord si ay loxo la jaar comme ñoom Père Habib Gueye comme ñoom ay Serigne Thiam et cetera ñun ñëpp aussi fa lañ jaar quoi ñun dañ ñoo yar parce que comme ni ma la waxee comme ni ñu yaree depuis 72 ñu di leen topp ñoom partout di entraîner ak ñoom di guut ay xam nga lan lañ daan sol ñun ay xam nga Soboko hein Soboko lañ daan sol quoi. di jaay boo di noonu 250 la daan jar mais dañ ko daan jënd di ko ñafe di si def élastique xam nga même sax booy bambara mi ngay gis tey boo ko laajee moom ak grand Mayacine dama naan la nga mu si seen avant bras yi nii xam nga parce que aussi sam papa il était sportif et puis amoon na jëmm quoi comme ñoom xam nga moom ak ñoom papa Modou Lo xam nga Gorolo et cetera dama daan la nga mu ni si seen biceps yi ñuy dox nii gannaaw bi ñuy travailler si kër Pa Chimère Diaw est-ce que xam nga bon donc dama yàgg a bëgg culturisme quoi bon yàlla def nag ma lancé wu dans l'armée bon bi ma lancé woo dans l'armée aussi ñu féete ma à l'ASFA bon bi ma defee suma CAT1 et cetera ba kii xam naa lu bëri si musculation mais nag moom si boppam sama rakk bopp la mais aussi suma mbokk sportif la am na yu bëri yu ma koy topp si sport si musculation bi yàlla may na ko ci quoi d'accord jàng na ko mais yàlla may na ko ci bon jarul sax ñuy guddal parce que ni mu demee la temps bi may ñuy guddal lépp quoi wax lépp bon. en tout cas kontaan nañu bu baax a baax mais li ma gën a neex ba tey ay muscle ngeen yor seen i moroom comme ni ma ko waxee sànq voilà talatuñu entraînement wala ay voilà dañuy lal pliant toog ci merci Galas. oui kooku question d'amour la amour moom boo demee ba 95 ans sax ba yor bant sax war ngay mën a am façon boo entraîner gis nga ni ñu wax dañuy wax sax jigéen ñi dañuy entraîner wala góor nangam sangam dañuy entraîner mais façon bi ngay entraîner le footballeur am na façon boo koy entraîner mbër mi am na façon boo koy entraîner et cetera li nga gis nii ñu wone si mbër yi bon footballeur doo ko def mais nag il faut que nga am un savoir pour di ko liggéey xam nga fii dañuy travailler basketteur dañuy travailler footballeur dañuy travailler judoka dañuy travailler karatéka tout budoka quoi. lan ngay wax sunu mbokk papa yi ak say morom yi nga xamante ne talatuñu sport ñoom pour ñoom bu ñu retraité rek dañuy toog gaale. bon retraité sax xëj na affaire bi métti comme ni ñu ko waxee il faut souffrir pour être beau xam nga cette souffrance là mooy métti ci dégg-dégg mais amul souffrance tellement parce que souffrance boobu daf lay dindil benn stress en salle tout le temps da ngay ñëw salle da ngay jóge ci stress et puis
ni ngay kii gaañ yi di nga def loo xamante ne mënoo ko woon mais y a toute façon vélo et cetera xam nga li ma am na façon yoo xamante ne poids la mais nànk lañ la koy defal ba ngay jàppaat parce que les muscles ne font que dormir ah oui jusqu'à 95 ans tu peux le refaire. oui ñu lay gërëm bu baax a baax. oui merci. alors Thiat maa ngi lay nuyu. waaw maa lay fay di sant ñëpp di sant Sénégal di sant monde entier particulièrement sama mbokk séeréer maa ngi sant ñoom ñëpp ñoo fogole séeréer mais simna nun ngonum fay si mangunu rawatina jono ame gen ma su ma jógee si loolu di sant Maxime sama coach di sant Boy Bambara tam aw ma fayam di sant waa Colobane di sant képp kuy supporter Thiat maa lay sant di la gërëm xam nga kulim juum waaye képp kuy supporter Thiat di bëggee Thiat rek maa lay sant di la gërëm Maxime ñun amuñu fayam parce que bu ñu nekk ay xale yu ndaw lañ ñëw ci loxom dégg nañ lu ne nag mais instant yi defuñu dañoo gumba texlu topp ay tànkam waaw parce que lépp lu ñu bëgg la daa bëgg ñu tekki moom am na lu muy am ba pare instant yi ñun ñoo ko mën a suivre lu mu bëgg la ñu def nekk si guddeeg bëccëg instant yi boo gisee li ñuy def nii kuy foo du ko def yàlla xam na ko tey entraîné ñu dara sax doo ñëw pour woon nii tur waaye li ñuy def ñu kuy foo du ko def instant yi du ñu def dara dañ koy ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér waaw parce que boo gisee bu ñu amee combat du ñu nangoo voyager moo nañ am combat yi dem voyage comme yeneen mbëri waaye dañuy bàyyi ba bëri suñu combat pay doog a voyage man moo sincèrement parler man mii dem di tukki di ñëw man xam naa li nekk foofu ak li nekk fii parce que boo xoolee ba xool ñooñu niveau lañ ñu ëpp moyen la ñu ëpp waaye ëpp ñu niveau moyen kese la ñu ëpp waaye ëpp ñu niveau man boo xoolee li ma doon entraîné moom laa doon pratiquer foofu sama alpoids yi tàngam la ma joxoon ma yow baale ko saa ma yeewoo li ma war entraîné moom la entraîné su ma entraîné may dem gàlle ceene ak récupération yi foofu noonu la demee waaye entraînement bi la fii la gën a méttee te fii la gën a méttee te fii la gën a tare boo xoolee mbëri mag yi li ñu ëppale moom mooy li muy wax rek mbëri mag yi dañuy nax gars yi dañuy dem foofu pour noppalu mooy xam dañuy dem foofu pour noppalu xam nga génnee stress yi nekk seen bopp xam nga ak xalaat yu bari yi moom la ñu dem foofu génnee ko quoi waaw bu fi nekk entraînement pied am na parce que boo demee Europe doo am ko contactal foofu te contact moo yore mbër résistance fii la nekk ak endurance bi moo tax endurance foog ñu mun ko wut fii xam nga di xamal sama mbokku mbër yi voyage bi baax na loolu tukki bi baax na trop waaye boo tukkee da ngay xam ni ngay liggéey ak ni ngay jóobee parce que ay lex kenn mënu ko entraîner biir kenn du ko entraîner affaire bi daal xoolal pik ak pelle la quoi ñun ñu ngi am max instant te ñun ku ñu xool xam ne ñun doole lañ yor moo tax instant max lu mu def suñu moo tax instant mbëri ragal ñëw jël quoi. mais gis naa sànq ngay dëkk ki nga xamante ne moom mooy Amaneex. waaye Amaneex du kese dama koy dëkk sax amateur ñëw ci xoolal combat boobu man ak moom dañoo war a bëre xam nga lu nekkul dama ko question dama koy yab du toog télé bi di ko dëkkul dañoo war a bëre amateur ñoo soxla combat boobu Amaneex bu bëree ak man kan la dul bëre bu bëree ak man instant kan la dul bëre. Amaneex yaa dégg Thiat nee na nga ñëw ngeen bëre. waaw nañu ñu gën moo gën toog tellement maay gërëm Papa Yada ak Mbaye Ndiaye am di man li ma koy wax daal ñu bëre xam nga di ñaanal Sénégal yëpp jàmm xam nga di ñaanal waa salle bi yëpp jàmm di ñaanal waa ñaatal NGB si kaw ba suuf Omo Sempé di ñaanal ñëpp jàmm nag. jaajëf Thiat champion bu mag bi maa ngi lay nuyu. waaw Omar maa ngi lay fay. alors champion sànq ba tey yaay mbëlee El Hadj dafa mel ni El Hadj yow lan la nu mu demee noonu. dama bëgg mu entraîner rek parce que caméra bi daa diis te téye ko dafa xaw a métti. waaw Omar di la sant di sant waa Africa 7 yëpp di nuyu sama coach parce que ñun amuñu fayam parce que li muy def ci ñun du doole kese nag avant moo def ci ñun doole xel mi la njëkk a defar soog a def ci ñun doole parce que ponkal boo defarul xel mi def ci moom doole rek bu génnee ci mbedd bi nu ko neex lay def de waaw te doole xel moo ko war a njëkk da nga war a xalaat ba pare soog a def mais pas nga def ba pare soog a xalaat waaw te gars yi ñu bàyyi xel bu baax. masse musculaire ak volume du benn parce que bu doon volume diriyanke yi gis nga niñ toll koo ci ne nii mën la aya comme volume ak masse musculaire du benn nañ bàyyi xel loolu bu baax a baax xam nga di profité di nuyu suñu benn grand bu nekk Suisse muy Rocky Balboa moom mooy coach am moom mooy lépp moom moo tax ñun ñu xam ko suñu grand la dañ koy ñaanal mu am lu kawe njortam di bëggee waa salle bi yëpp di bëggee fi ma dëkk muy usine benn dali ak waa zone 3 yëpp di sant sama waa village waa Kobongo yi waa Jonwaar Ñoojoor ak Marlooj Mar Sulu Mar Faaf ko ñëpp maa ngi di bëggee di wax gars yi daal affaire bi mu ngi Sénégal de du fële man na mu ma États-Unis de su ma fa demoon tey xam nga lu ma fay wuti ay McDonald laay dem lekk ji de mais du pour entraîner. El Hadj waa ji ku mu bëreel damm na la moo tax gars yi nee kenn du ko jël. waaw loolu la ngay dammaate booy daan nit ñi di leen damm. pourtant tayu ma ko sax tayu ma ko parce que moom nee naa ko bu doon toog ci 16 may bëri dina yéeme. di profité di sant sama papa nag père Birahim Ndiaye lu ne ci man ci xam-xamul làmb moom moo ko def ci man munuma dara nag defaguma dara ci làmb mais nag champion laa te bu may bërewaat champion laay bëreel
pour mu leer ci boppu mbër yi ak ci boppu promoteur yi su may bërewaat champion laay bëreel parce que champion laa ay champion laa daan ñu xam loolu mooy li Thiat wax sànq li ñu fi def nii du dara échauffement la rek parce que liggéey bi moom du la ko won li ci kanam raw li bët ndax danaa jël sa gaay waaw ci tous incha allah. ak si ngeen ci seen rubrique sport santé ñu àndi sek suñuy partenaire waa Dabakh import benn boutique bi nekk fi nga xamante ne moom mooy Parcelles Assainies unité 26 ñu nekk ci seen deuxième boutique bi nga xamante ne moom moo nekk fi nga xamante ne moom mooy case bi ci calando yi nga xamante ne dañuy dem Dior boo leen ñëwee foofu boo leen laajtee waa Dabakh import danañ leen ko woon. alors ñu fas yéene waxtaan ak Diallo sama nijaay boobu waxtaan ak moom ci garab yi nga xamante ne moom lay proposer mbokk sportif yi ak ñi nga xamante ne dañuy toog duñ def dara sax mu fas yéene leen conseil bu baax a baax won leen produit yu mucc ayib ci seen biir émission doole ak xel si ngeen koy amee. ñu ngi ki nga xamante ne moom mooy Moussa Diallo sama nijaay boobu nekk ci ki nga xamante ne moom mooy Dabakh import nijaay maa ngi lay nuyu. waaw Cheikh Omar maa ngi lay fay ñu ngi fii ci Dabakh import bu nekk ci côté case bi ci boor jege clando Dior yi jëm clando yi jëm Dior nekk ci boor unité 8 bi. waaw ñu ngi fii ci Dabakh import encore une fois bëgg leen présenter produit yi ñu am lépp lu jëm ci affaire sport ak complément alimentaire boo xam ne sportif bi soxla na ko moo ñu tax a jóg ñu ngi leen ñëw pour won leen ko. alors nijaay tey fan la ñuy tàmbali. tey Cheikh Omar ñu ngi tàmbali ci Trifala purificateur la tey jii bépp sportif balaa ngay commencé jël complément alimentaire war nga ko mën a jël ak tuxkat cigarette yi tamit mënuñ ko jël day dindi lépp luy toxique sa yaram da koy raxas day purifier deret bi rajeunir la moom baax na trop képp ku commencé sport maa ngi lay ñaan balaa ngay commencé dara balaa ngay jël benn complément alimentaire nga commencé Trifala raxas sa biir ba mu set wicc nga soog a commencé. alors Trifala bi ni jaay bu mu demagum est-ce que góor mën na jigéen mën na kaa jël. waaw jigéen mën na ko jël mais jigéen dafa am nu mu koy jëlee par rapport ak góor parce que am na garab yoo xam ne. lu muy def ci góor beneen effet lay def ci jigéen bu ko bëggee jël jigéen boo xam ne day sport nag bu bëgg tàmbali sport bu koy jël moom dafa am beneen dosage boo xam ne moom la koy utiliser par rapport ak góor waaw du doon benn. waaw Cheikh Omar ñu ngi indi aminofilel moom amino acide la mais liquide la maanaam sirop la dafa baax trop ci kuy def sport intense pour nga xam ne ni nga mën a gagner. ay muscles yu nice yoo xam ne du am benn graisse moom line muscle la muscle yi fine la lay jox yu wóor yu am doole boo koy jël yaa ngi koy jël benn kuddu à café benn kuddu à soupe mooy maanaam suñu kuddu yu ñuy añee ñun moom la ñuy jël boo ndékkee pare nga jël benn kuddu boo añee pare nga jël benn kuddu boo reeree pare nga jël benn kuddu dina la mën a permettre récupération bu gaaw en même temps dina dagg graisse bu muy fekk ci biir muscle yi génne muscle yi pomper ko mu jóg moom loolu mooy njëriñam. ba léegi ñu ngi leen di présenter parce que tamit xam nga boo see ñuy focaliser wu ci produit yi c'est-à-dire nit ñi nga gagné masse mais après pour nga dagg say muscle mu doon problème moo tax ñi gën a focaliser wu ci affaire yi yoo xam ne day dagaale muscle day jeexalaate mais jeexal bu mu lay jeexal du yàq dara ci sa musculation maanaam sa anabolisme du changer dara mais par rapport ak sa masse graisse lay wàññi waaw bii mi ngi tudd créatine mun a hydrate bépp par exemple ku am masse ba pare bëgg dagg sa yaram da nga koy jël moom kuddu à café nga koy utiliser yaa ngi koy utiliser benn kuddu avant entraînement 30 minutes avant entraînement ak benn kuddu juste après entraînement si nga koy jël waaw yaa ngi koy booleeg ndox toujours yaa ngi koy boole 250 millilitres d'eau avant entraînement ak juste après entraînement moom nga koy utiliser dina la permettre pour nga lakk graisse bi dina la permettre tamit pour nga gagner ay muscles yu solides yu dëgër. nijaay bu mu demagum parce que am na ñenn ñoo xamante ne naanuñu ay protéines mais dañoo pataade naturel te dañoo bëgg di wàññi seen graisse ndax ñooñu mën nañ ko utiliser. waaw Cheikh Omar kooku mën na ko utiliser parce que am na ñoo xam ne judduwaale la dañoo am graisse ci judduwaale mooy maanaam ñoom dañoo nekk ay nit ñoo xam ne dañoo fort waaw nit ñu mel noonu tamit bu ñu buggee commencer sport te tamit boo koy jël foog nga sport. boo koy jël foog nga sport moo lay jàppale bu baax a baax pour nga gaaw a sécher. def séchage bu gaaw en même temps pour gagner musculature bu rafet waaw loolu moo tax loolu mooy rôle créatine monohydrate waaw moom boo ko xoolee comme genre suuf la mel neexul mais noonu la amee njëriñ ci biir yaramu nit ki boo ko utiliser pot bi balaa muy jeex
incha allah ni nga gis sa musculature bu rafet sa yaram graisse bu bari dina dañ sa yaram. mbokku téléspectateurs yi comme ni ngeen ko déggee ki nga xamante ne moom mooy Moussa Diallo suñu conseiller wax ñu ko te ñu jaay li nga xamante ne moom mooy créatine nee na lii day dagg li nga xamante ne moom mooy graisse ñi nga xamante ne dañoo judduwaale sax poids wala ñu màggaale poids mën nañ koo di consommer mu koy dagg kii dana arranger Timour suñu DG kii dana arranger ki nga xamante ne moom mooy Mouhamed Ba kii dana arranger Ariane kii dana arranger ki nga xamante ne ca dëgg-dëgg moom mooy Solon kii dana arranger grand Malick Diop Seck kii dana arranger grand Mar kii dana arranger Leyti kii dana arranger suñu nijaay Bandam Ndiaye kii daal ñi mooy arranger bari nañu. ñu jàll ci yi nga xamante ne ñoo ci des gannaaw bi ñu wonee ñi nga xamante ne dana leen arranger bu baax a baax nijaay bii bal la. waaw bii caséine la 100% protéine caséine la moom baaxam mooy protéine lent la day dund day nekk ci biir yaram bi mais nànk la ko yaram bi di absorber moom bokkul ak yeneen protéines yi d'habitude ñu koy jël sax ñi def ba musculation yi koy jël guddi lañ koy jël au coucher lañ koy jël protéine la boo xam ne baax na trop pour ku bëgg a garder sa masse musculaire. pour ku bëgg a garder sa masse musculaire caséine dafa baax ci loolu. bëggoo ponkal bu extra. bëggoo ponkal bu extra bëggoo tamit jeex waaw boo bëggee moyen da nga jël caséine au coucher nga koy jël protéine lent la. ok am na solo moom protéine lent bi. nijaay bii mooy ban. waaw bii mooy Ibior Mass. waaw moom turam dafa wuyu sa moom boppam quoi waaw moom képp ku bëgg masse musculaire mais problème mooy. masse musculaire bu gaaw la lay jox mais foog nga entraîner pour mu tas ci biir yaram bi waaw moom gaaw na trop pour masse mais da ngay entraîner bu baax nag pour nga bañ a gagner graisse waaw. il faut nga liggéey lu metti liggéey bu métti foog nga dem salle bañ a tricher entraîner sérieusement di naan ndox bu bëri comme ça nga mun a gagner say muscles yu rafet. Cheikh Omar ñu ngi koy tëjee ak Muscle Juice Revolution. Muscle Juice Revolution moom it même chose la da ngay gagner ay muscles moom maanaam gaineur la gaineur bu baax a baax ci développement musculaire boo xam ne da ngay gagner ay muscles yu nice yu solide yu am doole doo gagner graisse moom boo koy naan moom bañ na ko ba dañ ci am ay ferñeent yoo xam ne dañ ko ci def boo xam ne day éliminer carrément graisse bi nekk sa yaram muscle yi rek lay pomper mu jóg waaw moom day meew la maanaam boo xam ne day dundal muscle yi képp ku koy jël ni nga amee résultat bu impact bu nice doo gagner benn graisse waaw. mais nijaay su ma la déggee kon yéen seen produit yi da ngeen di ci bañ ay muy raxaale loo xamante ne day may gaay graisse. waaw parce que xam nga keroog rek lu mel noonu arrivé na ma benn boy bu ñëw ne ma carrément da doon jinnee foo xam ne dañoo ko jaay loo xam ne da doon pata amatul woon rapidité xam nga yaramam day tàyyal saa su ne ma ne ko nag ñun par rapport ak loolu ñun dañuy éviter pour nit ki gagner graisse bu bari moo tax à chaque fois dañuy liggéey ci muscle yi ñun muscle yi ñuy gën a jubal quoi la ñuy gën a taxaw focaliser wu pour nga xam ne nit ki doo am masse kese neew yi rek di jóg non say muscle mooy saignant mooy rafet mooy dëgër waaw. donc nijaay te toujours yaa ngi ko doon expliquer sànq benn client bu ma fekkee nga ne ko balaa ngaa jël li nga xamante ne moom mooy protéine am na loo war a njëkkee jël loo xamante ne day raxas day rey saan ak yooyu. waaw moom mooy garlic bi mais moom actuellement mooy garlic bi jeexoon na mais indiwaat nañ ko garlic bi moom baax na trop képp balaa ngay commencer sport da nga war a rey say saan parce que saan tamit dina tax nit bañ a màgg dinay téye croissance nit ki moo tax foog ngeen di jël garabu saan di jël fer di jël tamit ay calcium pour yeex yi parce que yeex tamit booy commencer musculation noo def ni nga ci am ay douleur waaw foog nga yooyu yëpp foog nga teel a prévoir di si teel a jumtu di si teel a soutenir quoi pour nga bañ a am problème bu yu mel noonu à l'avenir. nijaay toujours yéen a ngi yoraale li nga xamante ne moom mooy cosmétique bi parce que la fois dernière bi mu fi ñëwee da nga ma ni di ngeen utiliser lu jëm ci biir yaram mais di ngeen utiliser aussi lu jëm ci biti yaram. waaw Cheikh Omar comme ni ma koy waxee rek maanaam yaram moom dafa doon loo xam ne dafa xaw a complexe tuuti booy utiliser loo xam ne dafa nekk ci biir foog nga utiliser tamit loo xam ne moo nekk ci biti nit munoo di sport di salté wala di xeeñ lu naqar yi moo tax ñun waa Dabakh Import ñu ngi rey suñu bopp di indi cosmétique bi pour képp kuy sport
nga xam ne ni nga mën a am ay champion yu baax yoo xam ne ñoo lay dimbali pour say port mën a ibbeeku parce que booy sport say port dafa war a ibbeeku waaw mais boo saltee rek port yi bu fatoo da ngay sonal sa bopp te ni ngay jegee di sport ñoom it xam nga dañuy bëgg a ciil léegi boo ñëwee di xeeñ lu naqari neexul tamit moo tax Dabakh Import day rey boppam ci loolu am nañu ay diw yu baax ay shampoing yu baax ay pat lépp am na fi loo xam ne lépp ci lu jëm ci cet ak sell lu jëm ci yaramu nit ki moo tax ñun ñuy rey suñu bopp ci lu mel noonu encore une fois esprit sain dans un corps sain. képp ku ñu bëgg a jot dañuy woo ci 77 926 15 70 ak 70 641 20 35 ñu ngi fii ci côté case bi boo ñu woowee rek ñu ngi ñuy jot bu soobee yàlla. waaw moom mi ngi ba Rhode Island xam nga sedd na nag métti na trop mais gën a góorgóorlu rek gën a dem ci kanam lépp ci succès Dabakh Import kese la ñuy liggéey wasalaam. Grand Max émission bi jeex na gars yi doole ak xel nii la ñëwee daal di la fekk sa salle mais nga woon li nga xamante ne moom mooy mbokk sportif yi lu yaatoo yaatu lu rafet ci musculation. waaw dëgg la wan naa gars yi tuuti ci musculation di la remercier bu baax di la encourager te xam ni da nga dugg foo xamante ni ñu ko commencé bariwul donc am nga benn touche boo xamante ni indi nga ko ci sport bi. yaa ngi dem di jox moniteurs yi seen valeur parce que gars yi dañuy topp mbër mi rek mbër boo gis am na ku nekk ci ginnaaw koo xam ne du wax du def yëpp moom la parce que mbër sant na ko lu entraîneur récupérer mais génne valeur coach yi Sénégal xam lii bu yàggee tuuti nit ñi seen xel yi nañ ko bàyyi fii ci entraînement ba nga xamante ni lépp luñ bëgg duñ ko am léegi nag man tëj bi fenn rek laay tëjee bu ma gërëmee waa Colobane bi yëpp gërëm ñëpp. li may tëjee émission bi leen rek la te bëgg naa tamit ngeen tegal ma lii bu baax Sénégal bi dégg ko ku mel ni comme Rocky Balboa man dama dem ba fekk Suisse mi ngi def ay preuve am en Suisse am ay sponsor bit bu mu am ci Sénégal muy génn lamb bi yóbbu ko Suisse xam nga tey mënoo jël ñaari mbër yi nekk Sénégal nga leen da nga leen yóbbu Suisse ñu dem bëre kenn du ko seetaan lu tax bu ñu tuddee Rocky Balboa parce que dafa am lu mu am Suisse. donc moom dafa am loo xamante ni damay dégg toujours nag ay xamuñu ko mais da ngeen di jéem a xam tuuti Rocky Balboa ci dara Rocky Balboa salle bi lay entraîner dem naa Suisse di entraîner ko ñëpp seetaan nañ ko bu ñëwee fii lay entraîner Rocky Balboa yaayam mi ngi nii Maris doomam jabaram ñëpp a ngi Maris frère am yi mère Khady Seck mooy yaayam ñëpp a ngi fi donc moom bu amee dara da koy indi Sénégal kon nañuy bàyyi naan bu daanee kii da koy yóbbu Suisse fii la dëkk fii lay entraîner Colobane bii la juddoo fii la màggee donc affaire sportive la te damay wax benn tuus bu ndaw rek dañuy jël benn jour boo xam ne musul football Sénégal kenn xamu ko mais dan naan nañ ko jël parce que dafa mën a football mu ñëw football équipe nationale te kenn du xam fu mu dëkk kenn du xam papam kenn du xam yaayam sport moo bindoo noonu soo amee niveau rek chance bu ne mën nga ko ci am kon donc Sénégalais nañ delloo seen xel xam ni lamb bi bu fekkee yàlla dogal na mu am Sénégal mooy gagné ñëpp a ciy gagné donc lu may tëjee tamit di gërëm Papa Ndiaye DJ Thiat Grand Kara ñi ma jàngal musculation ñu mus a jaar ci salle bi yëpp di contenté bu mag a mag ba nga xamante ni émission bi tey bëgg naa moniteurs yi yéen ñëpp laa wax bàyyi ma kenn ñoo yor salle bu mag ñu yor salle bu ndaw dimbali leen ñu bu Omar ñëwee seen salle ngeen génn yóbbu niveau bi xale yi bu boobaa dinañ comprendre bu baax ne émission yi Omar di def am na lu mu bëgg a indi benn touche ci Sénégal bi te lii moo koy génne bu ñëwee damay génne benn niveau boo xam ne ku ko xool di nga xam ni lii lu sérieux la su ko amee benn ñaar ñett dinañ commencé jàngale musculation bu nga xamante ni kenn du ko laam-laamee man Sénégal laa gëm dew ma toog Europe dem ñëw lay def ñëw toog ci sama sagaru saal bi gëm sama bopp ku ne xam na ni du ma dugg ci lenn sport laa gëm sport laa faral maa ngi lay remercier Omar sama jantal booy la parce que moom taxaw na ci télé na maay idolam mais moom tamit waaw moom mooy sama number one ci journaliste yi muy loolu. merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup alors Galas tey li ñu am neex na li ñu am yombul ñu koy am parce que boo gisee tey travail bi nga xamante ne liggéey nañ ko fi alors Galas daal lu yéeme la. non ñu yàgg nañ dem si ay salle quoi du tey la ñuy doog dem si salle mais tey lu ñu gis fii dal na suñu xel quoi xam nañ am nañ ay garant yoo xamante ne nii su leen suivre bu baax sport dina gën a jëm si kanam quoi ndax niveau bi yéegal na ko baar bi tey da ko aj
moo tax ñu ngi koy sant di ko gërëm di wax yenn saal yi tamit ñu préparé wu quoi nit looy def da nga ko war a xam lu mu dee war nga am ay notion yoo xamante ne ni ku ñëw war nga ko dalal wax ko fu muy commencé ba fu muy terminé moo tax ñu ngi koy sant di ko gërëm di wax Africa 7 ak doole xel di ngeen xaal di ngeen gis lu ne si doole xel ndax ay xala lañ te yàlla xala la àndal quoi peace and love. alors mbokk téléspectateurs yi lii moo nekkoon suñu spécial leçon du jour ndax nee naa la tey ay leçon du jour yu bëree bëri la ñu boole daal di ko woon mbokk téléspectateurs yi woon ko mbokk sportif yi Cheikh Omar Kébé fi jaaroon ànd ak El Hadj réalisateur peace and love.